voilà li may njëkk a wax mooy ñu ngi koy méttiwul parce que sunu njaboot lañ xale yi sunu njaboot lañ rawatina dañu doon jàng lu ñu doon def defe naa bokk na ci li gën ci li nit di def mooy jàng alxuraan yàlla def nag nee nañ ma bi muy taw xëy na côté bële sax lañ doon nekk mais bi muy taw ñu pousse côté bii xëy na yàlla lii la namoon ci ñoom bi ñu ñëwee ba commencé jàng ci la kii bi fell munaare bi ñu sant yàlla sax ba parce que dafa am lu ci daanu rek du lépp ñu sant ci yàlla parce que xëy na mënoon na fi gën a métti mais yàlla sutural ñu ba am na lu ci daanu rek moo nag daanu seen kaw laal xale yi ak tamit ñi leen doon jàngal ba nemmeeku nañ ne tamit gaañ-gaañ yi xaw na métti lool pour le moment loolu la ñu amagum comme information fi mu nekk nii dinañ jéem a sécuriser mosquée bi def ci ay balises après ñu seet avec rapport sapeur ñu seet yan matuwaay la ñu war a jël pour que lii bañ a amati. Officiellement nee nañ ñu am na ay gaañu yu métti am nga information tamit da ngay jox bi nga xamante ne moo gën a fës bu fekkee am na yeneen cas nag bu ñu demee hôpital maintenant d'une manière définitive dinañ mën a wax naka la tëddee exactement ñan ñoo ciy gaañu ak bu fekkee am na yeneen cas yu ñu ñaanul tamit dinañ ko mën a xam voilà merci. ñu jërëjëf ñu ngi ñëw ànd ak le maire de la ville ñu ñëw fekk fi notre grand frère suñu nijaay le maire Pape Bassirou Diop fekk fi ñoom préfet ak sapeur pompier yëpp parce que taw bi ñu doon xaar jamono ji yëpp nit ñi doon ko xaar mu waroon a nekk moment boo xamante ni moment wu bonheur la finalement dafa ànd ak métit bu mu indaalee parce que ci jumaa ji soroor bi nga xam ne dañ ko doon def tabax soroor bi dafa daanu ci kaw sëriñ bi doon jàngale ci jumaa ji ak ndongo yi nga xamante ni xale yi nga xam ne ñoom la doon jàngal alxuraan mu nekk suñu frère Habib Sougou donc mu amoon 8 blessés graves mais adjoint au maire bi nekk hôpital mu ngi may informé ni ma finalement suñu xarit boobu sëñ Habib Sougou ak doomam bu jigéen bi nga xamante ni nii moom la sëggoon ci kawam di ko jéem a protéger finalement suñu borom def leen moom mu nekk loo xamante ni nii lu metti la parce que sëñ Habib ku ko xam rek ci alxuraan nga ko xamee noonu la dundee te noonu la génnee àdduna bi muy génn àdduna mu ngi nekkoon di jàngal ay alxuraan ay xale donc ñu koy masawu famille am di ko jaalee famille am incha allah dinañu dem léegi ànd ak le maire de la ville dem fële à l'hôpital pour jéem a xool nan la ñuy mën a soutenir famille yi fa nekk. est-ce que mairie bi lan la pare pour jàppale famille yi ndax yéen am ngeen ci ngeen ci prêt. non dinañu dem hôpital suñu demee hôpital ba gis la fa nekk incha allah rabi dinañu xool nan la ñu mën a nekkee ci wetu famille yi. parce que li leen dal nii lu metti la surtout que mu dal ci ay xale xam nga xale moom dafa fragile lu dal ci moom rek dafay metti donc maire bi dina jël disposition yëpp incha allah pour ñu bu ñu demee hôpital ñu xool fépp foo xam ne rek mën nañ fa jàpp soutenir famille yi toppatoo lañ bañ génn ci jàmm incha allah. bon maa ngi tudd capitaine Khoudia Ibrahima Mar maay commandé sapeur pompier bu Thiès tey bi ñuy waaj a noddu timis ay 19h dañ ñu woo nañu benn minerai dafa daanu ci cité Senghor. bi ñu yëgsee aussi exactement loolu lañ fi fekk bon avant ñuy agsi aussi am na ay blessés yuñ jot a évacuer avant notre arrivée certes mais bi ñu ñëwee aussi fekk nañ fi ay blessés yoo xamante ne ni suñu ambulance yi ñoo leen évacuer y avait des blessés graves et aussi des blessés légers pour def liggéey bi tamit ñëw nañ ak suñu matériel yu bëri yu ñu am surtout avec le véhicule de secours routier bi nga xamante ne nii am na matériel yi nga xamante ne ni ñoo gën a xarañ pour def tout ce qui est travail de démolition wala nu mu tudd désencarcération wala lu jëm ci effondrement donc ñëw nañ ak fourgon bi aussi ñëw nañ ak suñu VIL ak ambulance donc tout le matériel bi nga xamante ne nii pompiers yi disposé nañ ko on l'a amené sur les lieux pour vraiment wattu population bi nga xamante ne ñoo nekkoon si jéeya. waa ginnaaw bu ñu sant yàlla jël ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga dañ ciy yem dégg bi ñuy dem fekk dama doon dem pour proximité. mais bi mu am ku jaar sama buntu kër gis may départ mu koy wax ma ne laa du ma ko bàyyi il faut ma ñëw assister gis accident bu mel nii il faut ma dëkk ci koñ bi nekkan fi le maire damay jàpp ni sama devoir mooy ñëw taxawu leen xool leen ànd ak ñoom massawu leen vraiment mu nekk loo nga xamante ni itam bi ma ñëwee itam yàggul dara aussi ay 20 minutes après le maire de la ville jaar na le maire de la commune Thiès Est moom it jaar na donc loolu tam may saluer ci ñëw googu ñu ñëw parce que nag dafay loo xamante ne booy administrer ay nit damay jàpp ni boo déggee ci ñoom tiis bu am noonu rek les premières réactions mooy de venir
apporter ce soutien et ils l'ont fait donc vraiment ma leen remercier ci loolu en tant que maire sortant di leen remercier yéen itam parce que lii itam bi mu ñëwee fi laa fekk presse bi yëpp. monsieur le maire nga jiitu ci li sur les lieux ñëpp seede nañ ne yow yaa fi njëkk donc ñëw boobu ba tey yaa ngi taxaw assister gars yi donc nga yëg ni am na ñu ci jot a ñàkk seen bakkan monsieur le maire loolu nan la. waaw mu ngi leen di massawu rek comme bi ñuy egsi itam booba yàlla def na kenn ñàkk bakkan waaye bi ñu ko déggee automatiquement mooy suñu xel dafay daal delluwaat ci yàlla parce que yàlla mooy dogaleen lu ko neex li ñaan chaque chose à son temps donc yàlla bi mu décidé ni ci lii leen doon yóbbu tey kenn mënu ci dara waaye nag ñi leen di ñaanal yàlla na yàlla def seen àllaaxira dàq seen àdduna tey waxit aussi di lancer appel it ñuy bàyyi xel ci liggéey parce que bi ñu ñëwee constaté liggéey bi nga ko gisee xam nañ ni liggéey bi am fait défaut donc là aussi que nit ñi tam nañuy bàyyi xel ci li ñuy liggéey parce que defe naa ni boo xoolee fer bi ciment bi ak liggéey bi boo ko xoolee xam ni vraiment nekkul dans les normes donc loolu vraiment day nekk loo xam te dañ koy déplorer que yu mel ni daal dafa jar ku nekk bala ngay def dara jaar fi nga war a jaar pour am les documents qu'il faut am des soit architecte lu boo ko amati nga am des ingénieurs clés ñu mën a ñëw taxawul la ko pour que yu mel nii parce que bu amee ñëpp am tiis parce que ci koñ bi boo xoolee koñ bi foo sànni li naan layu mu tag parce que ñëpp a génn vraiment ñëpp a leen ñeewante là moo tax man itam mënuma fi bañ a assister sant naa yàlla nag bi ma ko déggee dama daal di ñëw taxaw ba ni ma fi mu jëndoo ak yéen mooy li ma war ndax ku fi ñëw rek mën nga ñëwal ku fi ñëw ñoo bokk yëf donc ñu ngi sant ñëpp di vraiment di rafetlu aussi sapeur pompier vraiment le commissaire Thioub sapeur pompier capitaine bi xam nga l'ensemble de son équipe ak le sous-préfet mi ngi fi woon aussi donc le sous-préfet Faye donc autorité yi daal ñu ngànk yi fii ñu ngi fi woon même le préfet du département était présent donc ñuy sant rek di ñaan yàlla nag vraiment que ça ne se répète plus des choses comme ça vraiment sant. jumaay ni ciy doxale dimanche ñu naan ku ne na ñëw def te yàlla nañ wut ko am xam-xam ñu jiit la ko di gërëm nag ñu fi teew ñëpp Pape Diop mënoon na ne man maire laa woon nekkatuma maire mais yàlla def na gis nga ñëw na assisté maire yi fi ñëw it kontaan nañ ci ñëw Babacar Diop ñëw na xam nga Ousmane Diagne ñëw na préfet ñëw na sous préfet ñëw na préfet moom nit ku baax la daal lii moom la yàlla dogal mais ëllëg nañ xool jumaa yi ku ci da nañ xool assisté yi xool entrepreneur yi nga xam ne dañoo qualifié ñu jox leen liggéey bi te xam ngeen ne lii metti na xam nga mais yàlla nag lu mu def da nga koy nangu lu yàlla def da nga koy nangu yàlla def da nga koy nangu gis nga maa ngi nii sayer maa ngaa na ngi soog a egg si moom it ndax ñu nit kees rek la ñu am man bi ma ko déggee Alaaji Daam Saaxo laa woo rek mu wax ma ko ma daw ñëw mais Pape Diop vraiment ñoo ngi kontaan ci yow ndax li nga def it lii la fu na nga ne nekkatuma maire rek mais da nga ñëw assisté lii yëpp ñëw dal la fi yàlla na yàlla defal jàmm daal di gërëm aussi sécurité bi ju fi nekk police ak sapeur rek lii rek mooy adduna nii la ñii tey buñ taxawul woon leneen dina métti di gërëm aussi presse bi ndax lu ñu war a xam rek yéen a ñu koy xamloo yàlla na def jàmm yàlla def sutura jërëjëf. tubaab rek ñu bàyyi la nga bàq ko ci wolof. dama doon wax rek ne vraiment lii xew tey lu ñu naqadi la donte ne ay jaamu yàlla lañ lépp lu suñu borom dogal neex nañu waaye tey kenn xam na ne njaboot gu nekk ñun bu dee dara dafa xew surtout bu dalee ci ay xale lu metti la te fi mu leen dalee moo gën a yéeme mooy bu doon ne ñoo xamante ne seen parents yi dañ leen a sàggane bàyyi leen ñuy taxawaalu ba lu mel nii dal leen di nga mën a yedd ay parents yi waaye tey ku jël sa doom vacances jot nga fexe muy dem ci di jàng xam nga ne kooku yar nga ko te bëggal nga ko xéewal donte ne pour wax leen ne yàlla moo ñëw ak dogalam d'après niñ ma expliqué yëf yi mooy fi ñu doon jàngee bi taw bi ñëwee dañoo daw ndànk pousse beneen côté ngir bañ a fexe taw bi bañ leen tooyal waaye malheureusement li ñuy wax rek ne on dirait que yàlla moo leen doon xëcc pour que ñu ñëw fi nga xam ne foofu la war a jëlee seen bakkan te ñun ñëpp rek vraiment ñu ngi jaale seen i parents bu baax a baax ñun ñu ngi jaale seen parents yu baax mais di jaale aussi l'ensemble de ce quartier mooy waa quartier bi yëpp ñi fi nekk ndax ñëpp xam nañ ne quartier bu yàgg la ñi fi dëkk xamante nañ miinante nañ te jaxasoo nañ loolu nag day indi mbokkoo donc kon lu dal kenn rek day dal ñëpp ñu ngi jaale bu baax waa Cité Senghor di jaare sunu xarit boo xamante ne mag moom ñoo ànd nii mu nekk nit koo xamante ne ku am coono bu muy daj lool ci képp kuy élève di xale ci Cité Senghor bi mooy le maire Cissé Bey donc ñu ngi ko koy jaale vraiment au nom de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais di ko jaale aussi population Cité Senghor au nom du président Idriss Seck
donc xam naa ne incha allah du ñàkk ay réaction dina jóge si côté boobu ñëw si ñoom pour témoigner sunu compassion à l'endroit de la population par rapport ak li nga xam ne tey muy ndogal bu triste boo xamante ne dal na ci population bi di wax rek ne xanaa dellu si suñu borom ndaxte yàlla suñu borom li mu dénkaane bëri na waaye bu dee ruu gi nga xam ne moom la ko def ci doomu aadama moom moo koy yoral boppam donc kon bis bu demee ba jël ko rek ci sababam la ci dogalam la te xam na lu tax yal na yàlla def ci xolu parents yi nga xam ne dañoo ñàkk seeni doom yàlla defal leen xolu muñ yàlla jox leen luñ ko remplacer mais ñi nga xam ne tamit dañ cee blessé ñoo ngi ñaan suñu borom di ko tinu pour que yàlla dimbale leen ñu dellu siwaat te dara bañ leen dal ci barke Seydina. yow tamit sa mbokkum daara comme ni ñu koy waxee lii dal ci seen kaw tey mu metti lool ñu fekk la fi yow tamit lan nga mooy sa réaction ci li fi am. lii sama réaction ginnaaw bi ma leen sante nuyu leen gërëm leen mooy nañu xam ne lu mën a am yàlla la ndax yàlla moo wàcce ndox mi ci néegu yàlla it ci la ñu nekkoon liñ doon jàngit muy téere yàlla bi bu kenn wax feer bu kenn wax isa arada say an yaquna lahu kun fa yakun nit tëdd na ci lalam ba tàyyi yeewu faatu ñi nga xam ne ñoo ci am ay gaañu yàlla na yàlla oyofal ko teggi ko ñi nga xamante ni si itam ñoo ci nekk ñoo xam ne am nañ ci ay blessure yàlla na yàlla dindi loolu man daal li may wax mooy lu mën a xew nañu jàpp ne sunu borom subhanahu wa taala moo ko dogal bu ci kenn wax dara masawu it ñi nga xam ne ñooy famille yi nga xam ne ñoom moom njaboot gi te xam ne lii am ki ko andi mooy sunu borom ndax moo wàcce am ndoxam ci biir jumaa ji ci la ñu nekkoon téere sunu borom subhanahu wa taala ci lañ doon jàng ñooñu nag raw nañ ko defut loolu ñu doon def kon nañu bàyyi xel ne ñun ay jullit lañu ci néegu yàlla la xewe beneen bi ci desit ndox mi yàlla moo ko wàcce beneen bi ci desit alquranul karim lañ doon jàng kon ki gënal yàlla ci néeg bi gën ci néegi ci la leen fekk téere bi gën ci téere yi ci la leen fekk ñu doon ko jàng li doon wàcc nag yërmande la muy am ndox moo indi lu mën a xew fii ci Cité Senghor bu ñu jël lenn wala fenn di ko waxee nenn lu dul nangu ne dogalu yàlla la wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëriñ Dame Sarr. sant bu baax parce que bu ñu yéexoon amaana ñi jot a blessé wu dina gën a doy waar donc mais aussi les autorités locaux ñi nga xam ne ñoo fi nekk en commençant par le maire de la ville mais surtout di jaale suñu frère le maire de la commune de Thiès Est Maître Ousmane Diagne ñu ngi koy jaale bu baax di ko masawu parce que aussi moom mooy administrer commune population bi nii mais également le maire sortant bi nga xamante ni mooy Pape Bassirou Diop dëkk fii vraiment bi mu amee moom gis nañ ko mu ñëw gis le préfet vraiment arrondissement bi gis autorité étatique yëpp ñëw jàpp fii et espérons que suba képp kuy responsable mbaa ngay leader wala ngay ministre de la République qui va venir masawu waa Cité Senghor man nag je parle en tant que doomu Cité Senghor mais également Thiès TV ak organe de presse yëpp ñu ngi leen di sant bu baax vraiment di leen gërëm donc on peut parler au nom de Thiès TV également par le PDG gis nañu interview yi ngeen def vraiment yëpp pour taxaw askan wi mën a jot li nga xamante ni moom mooy xew ci dëkk bi mais en gros ñu ngi masawu population de Cité Senghor képp ku yeewoo Cité Senghor vraiment tàmbali ko ci membre yi fi nekk vraiment ñu ngi ñaan suñu mbokk yi nga xamante ni ñoom la accident bi dal ñu ngi ñaan suñu doom suñu jarbaat yi nga xamante ni ñoom jot na ñëw wuy ji suñu borom yàlla na yàlla xare leen àjjana